loo xamante ne fa nu ko yaakaare woon tamit léegi newatu fa lu baax li jóge na fa mu nekkoon lu bon remplacer ko wala lu bon fa mu newoon xëy na changement am na lu baax remplacer na ko waaye nit ñi dafa mel ni ba léegi ni loolu duñu ko mën a comprendre parce que problème yi nga xamante ne moom lay génnee mooy génn ci jaxasoo boobu nga xamante ne àdduna bi daf ko doon jaxasoo gis ngeen Amérique mu ngi activer ay problème yoo xamante ne surtout problème yi nga xamante ne moo nar a xew ci diggante jullit ñi ak seeni dëkkandoo muy problème bu yàgg te dama koy rappeler toujours bu may wax problème mu Israël ak Palestine du problème religion d'abord il faut que nit ñi comprendre ne mbir mi du problème religion daanaka sax historiens yi dañoo war a dugg di ko wax ndaxte jullit ñi ëpp ñu chrétiens yi ca Palestine jullit ñi bu ñu dee ëpp kay waa juif yi la ñuy ëpp waaye jullit yeeg chrétiens yi ñoom ñoo bokk dëkk ci benn communauté am problème politique ak benn réew moo xamante ne ñi ko wër ñëpp daanaka jubóowul ak ñoom waaye dafa am ñenn ñoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci seeni ginnaaw mais aussi liggéeyuñu pour que ñooñu juboo ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu dëkkal peut-être arrangé wu leen parce que boo ko dee seetlu ci mbirum politique dafa mel ni Israël moo fa nekkal l'Occident foofu noonu ca biir mooy place boo xamante ne ña fa nekk ñëpp ñoo bokk xeet même ñoom ñi nga xamante ne ay Israël lañu d'origine ñoom ak ñii ñoo bokk xeet ndax yonent yi de jógewuñu Afrique jógewuñu France jógewuñu Amérique région yi ci Moyen-Orient prophètes yi laa bëggoon wax dama juum prophètes yi ci Moyen-Orient la ñu jóge prophètes yëpp daanaka ñi ci ëpp bu ñu bokkulee xeet tamit ñoo bokk ci région yi ñoo taqaloo yi ñu jóge ñi ci ëpp bokk ba ci sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc ñi nga xamante ne tey culture occidentale la ñu gën a jege te nekk foofu noonu dafa mel ni ñoom ñoo fa toogal Occident parce que dafa mel ni seen ñàkk juboo ak seeni mbokk yu leen wër avantage la pour Amérique avantage la pour ak Amérique ak ses alliés parce que noonu rek nga koy mën a waxee jaru ngay nekk di tudd ay tur ak ay yu demee noonu jaru ko dafa mel ni dafa arrangé Amérique ak seen alliés te monde bi fu mu toll nii ki jiite Amérique non seulement arrangé wul Amérique mais arrangé wul sax monde bi boo ko dee seet ndax wuute na ak ki nga xamante ne moom la remplacé ki mu remplacé nit ñi bi nga xamante ne doon ñu sax ay nit ñu ñuul dañ doon gis ci moom cofeel am ci moom cofeel gis ci moom non violence même bu fekkee ne am na yoo xamante ne bu koy def ci suuf la koy def waaye image bi nga xamante ne moom ngay indi ci nit ñi nga xam ne bu ñu la gisee seen xel dal li ñu la mën a baal mënuñu ko baal koo xamante ne bu ñu ko gisee rek ñu ngi xalaat tey ci jamono ji hostilité ne kii de du fi indi jàmm problème la fi nar a indi loolu dafa am différence ki nga xamante ne boo ko gisee sourire bi ngay njëkk a gis ak ki nga xamante ne boo ko gisee doo gis sourire maanaam hostilité ngay gis ni nga leen di dalalee dafay wuute. Tous les pays du monde sont concernés ndax conflit yi nga xamante ne diggante Amérique la woon sax ak ay Corée du Nord ci jamonoy Obama daloon na ñu ngi doon négocier fu ñu warul a négocier duñu fa négocier fu ñu war a waxtaanee ñu ngi fa waxtaane xoolal relation Cuba ni ñu ko defaree xoolal relation ak Russie ni mu avancé woon xoolal relation ak yeneeni dëkk yoo xamante ne yu mel ni Iran demoon na ba xamante ne bu jaarulee au bon fixe aussi amoon na benn tolérance boo xamante ne amante ci ak respect mutuel te loolu c'est très important ci réew moo xamante ne dafa wax ni dafa am indépendance waaw réew mu am indépendance mu ngi mel ni ñu nga may woode
may woo nag xamuma fan la may woowee malheureusement c'est Ahmadou waaw Ahmadou Diop a ngi nii de waaw sëñ Ahmadou waaw dafa mel ni Ahmadou Diop moo dugg léegi nii ba di ko jéggalu fàtte woon naa ne sax egseegul te yëgalu ma ko woon ne tey damay reprendre émission bi maa ngi jéggalu di ko jéggalu di jéggalu soxna Rama aussi maanaam maa ngi doon wax ci nga xamante ne moom moo di mbirum géopolitique ak monde bi ni nga xamante ne noonu tëdd ak coow li ak li nga xamante ne moo ko wër kii nga xamante ne moom moo fi remplacer keneen ki di Barack Obama Trump dafa ñëw andaale ay problème yu bare ci dëkk bi nga xamante ne moom ci la nekk sax daanaka nit ñi ñu ngi nit ñu ñuul ñi wala minorité yi bokk pour bañ sax singulariser ko minorité yi ci seen wàllu bopp ñu ngi jàpp ne moom c'est un raciste te moom image boobu dindiwu ko waxul aussi discours boo xamante ne moom mooy changer la ñooñu avis ak vision boo xamante ne am nañu ko ci moom soppiwu ko ni mu mel la ko bàyyi minorité yépp jàpp nañu ne bëggu leen ñi fi nekk ñëpp te amuñu këyit ak néeba yi mooy ñi nga xamante ne mooy Canada ak Mexico jàpp nañu ne c'est un agresseur ndax ni nga xamante ne noonu la ñuy traité seeni citoyens surtout waa Mexico rafetloowul koo xamante nag say dëkkandoo mënoo jubóog moom ki dëkkul ak yow xelam waru te mën a dal loolu moo yokk conflit yi nga xamante ne yéen a ngi koy dégg ci monde bi fu mu toll ni palestiniens yi waa Turquie le monde musulman ñi nga xamante ne aussi ñoo nekk ci ginnaaw waa Palestine ngir yaakaar ne dañu leen di agresser surtout politiquement ñu ngi commencé di woote ay réunion dégg nga di seet naka la ñuy dajalee ndax Trump dafa ne léegi moom reconnaître na li Israël déclaré xam nga Israël li mu bëgg bu fekkee ne da ngay seetlu politique di nga ko xam ndax réew moo xamante ne benn point la woon ci carte Moyen-Orient benn point la woon mu dem ba nga xamante ne la guerre des 6 jours bu ngeen ko fàttali ko ba leen arab yi songo gaa yi jàppale nag ay matériel ñu duma ñu leen wër ñëpp ba récupérer seeni dëkk dañuy def mel ni chaque année ligne bi nga xamante ne mooy frontière bi leen séparé woon ak dëkk bi ñu fekk si muy Palestine ñoom dañuy gën a yaatu Palestine di gën a tuuti dañuy gën a pousse barrière bi muy gën a song ñooñu ci seeni dëkkuwaay ñooñu bu ñu ko réussir c'est parce que dañu leen di jàppale am na ay chroniqueurs yu bindoon bu yàgg ci ne Israël dina màgg ba muur Palestine ba nga xamante ne Palestine dootul exister te loolu boo xoolee carte bi di nga xamante ne ci loolu la ñu jëm di nga ko xam mu ngi dem ci ñoom léegi nag problème bi bu ñu ko bëggoon résoudre du ay problème u l'islam léegi nag kii nga xamante ne moo jiite Amérique te intention du intention bu baax ndax day fekk loo xamante ne nit ñi dañuy wax ne lii baaxul moom loolu lay wax lii day diviser ay communauté moom loolu lay wax lii day indi fitna moom loolu lay wax moo tax moo bokk ci ñi njëkk ne reconnaître nañu li nga xamante ne moom moo di capitalu Israël doon Jérusalem te xam nga Jérusalem dafa nekk lieu bu am njariñ ci jullit ñi parce que xam na ni suñu waxee ne reconnaître nañu Jérusalem mu nekk capitalu Israël loolu du Sénégal moo ciy wax loolu du problème mu Sénégal loolu du problème mu yenn dëkk yu bari du seeni problème xam na ne bu ko defee am na ñu mu xamante ne ñoom lay naqari parce que fu mu toll ni ñooñu la ñu nekk en conflit mu ne naa ko njëkk a reconnaître parce que une pierre deux coups la parce que foofu ci jullit ñi dañu fay dem ba tey di fa def li nga xamante ne moom moo di le tourisme religieux ni nu koy defee biir Makka xam nga li tax mu am njariñ mooy balaa nit ñi di jublu Kaaba ga na jullit ñi xam ne foofu la ñu daan jublu
xëy na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu jotul woon ndigal ne léegi jaratul ñuy jublu foofu gaa yi duñu jublu Makka après la ñëw moo tax dégg boo demee am na mosquée yoo xamante ne moom la ñuy wax ke mosquée yoo xamante ne ñaari xibla la am ndaxte ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu doon jublu fi nga xamante ne tey mooy Jérusalem fa lañ daan jublu ndax lieu bu saint la te l'islam dafa am lu bari loo xamante ne da ko ci reconnaître bi ñu demee nag ba nga xamante ne yonent yàlla Muhammad soppi na ko parce que du ma dugg ci détail mënoon naa dugg ci détail parce que am na historique ñu soppi ko daal di koy wax nit ñi nañuy jublu Makka donc même bu fële nit ñi jublootuñu fa mën nga jàpp ni ginnaaw Makka ak Médine mooy beneen lieu bu saint boo xamante ne l'islam mën na ko gars yi fonk nañu ko léegi nag reconnaître lieu boobu comme capitalu benn dëkk mooy dëkk bi nga xamante ne moom la ñu wax ne moom moo koy contrôler donc mën nañu yegg ci moment boo xamante ne dañu leen di wax ne yéen fii dootu leen fi duggati waaw wala bu ngeen fi bëggee ñëw da ngeen di wut li nga xamante ne moom moo di visa ci réew moo xamante ne ay nit ñoo ko moomoon ay siècle ay millénaire c'est de la provocation waaye nag ñi nga xamante ne ñoo ci nar a wax duñu bari duñu bari de gars yi ñi nga xamante ne dañoo ànd Amérique tey da leen a dominer te poussé wuñu leen à la négociation ñu toog ci table bu fekkee ne dañoo bëgg la paix dans le monde ñu régler ko faaw ñu liggéey ci loolu loo xamante ne dañuy boole réew yi mu wër ñëpp ak Israël ñu seet ndax jàmm mais dafa mel ni loolu arrangé wu leen nag ndax gis nañu tey benn report boo xamante ne information bu nu génne di wane ñaata arme la ñu jaay li ñu jaay ci arme tey ni mu multiplier quadruplé ci moins de 10 ans dafa doy waar kon dafa mel ni bu jàmm amee am na réew yoo xamante ne seeni ressources jëlewuñu ko lu dul ci conflit di am ñuy jaay ay avion de guerre di jaay ay hélicoptère di jaay ay oto di jaay ay char de combat di jaay ay bombe loo xamante ne duñu ci rey lu dul ay nit seen doole yépp ci deretu ay nit ñu dee lañu ko jëlee ndax ñiy rey nit ñi ñoom ñoo leen di jaay arme yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser bu ñu meree yàlla defu leen ñu exploiter ngelaw li ñu am yàlla defu leen ñu exploiter suuf wala pétrole wala gaz bi ñu am lenn rek la ñu am mooy création des machines de guerre di ko jaay ay nit te machine de guerre bu amulee conflit doo ko jënd bu fekkee yow wóolu nga sa neighbor naka lañ koy waxee sa voisin am ngeen amour yéen a ngi seetante lu mel ni diggante Sénégal ak Guinée wala Sénégal ak Gambie xam nga ne ñooñu bu ñu ko seetee rek waruñoo historiquement rek bu ñu ko seetee ay Sénégal Mali waruñoo sax am ay problème Sénégal Mauritanie mais dañuy andi doute ci bopp nit ñi ku ci nekk yaakaar ne sa morom menace la pour que ñoom seeni ressources yi ñu am financière jëlewuñ ko fenn lu dul ci nit ñi tiit di jaayante xanaa gisoo boo dëkkee Amérique rek ni ñu lay tiitalee lay tiital nit ñi ci boppam dañu leen di tiital ñuy dépenser loo xamante ne soxlawuñu ko da ngay ñëw ñu ne la am nga health insurance mooy assurance de maladie tey loolu ni xew Amérique moo xew su ma waxee Amérique rek wax naa Canada wax naa France wax naa daal pays européens yu développé yépp fi ñuy jëlee seen alal dem na ba léegi mooy ci tiital les individus boo amee xaalis soo amulee xaalis bul faale ngay doon soo feebaree nga dem seeti ci dispensaire yi ñu faj la soo feebarul nga sant yàlla jaamu yàlla noppalu ko waaye mbir mi dem na ba nga xamante ne même boo feebarulee dañu laan la mën ngaa am léegi ay assurance su cancer am na te assurance maladie la war a doon assurance maladie la war a doon ku feebar ñu faj la
sa assurance couvrir la waaye léegi dañoo dem ba nga xamante ne même boo amee assurance maladie da ngay wut assurance su cancer am assurance su accident te accident yi mooy accident yoo xamante ne ci tali bi nga koy defee wala ñu dem ba yokk ci boo gaaree sa oto mu am accident wala boo gaaree sa oto sa liggéeyukaay assurance boobu dañ la koy jéem a jaay soo demee ba am sa kër wala dara ñu ne dañ lay jaay assurance vie bis boo deewee lan ngay bàyyil te assurance vie boobu tooxi dooni yu bari ci àdduna bi tey fu mu toll ni moo ko indi ku nopp sa jabar ba nobatoo ko rek fexeel ko ñu rey ko nga jël xaalis bi encaissé ko te du tee nga am sa beneen coro wala ku am nekk ak sa jëkkër dem ba bëggatoo ko nga posone ko wala nga rey ko mu feebar dee nga récupérer assurance bi daal di dem seeti sa beneen waay loolu rek problème bi mu andi tey soo demoon di xool ci police yi ak tribunal ñu jàpp di leen condamné dans des prisons pour homicide ñi nga xamante ne ñu homicide ñi rey seeni jëkkër yi wala seen jabar yi wala seen maam yi ndax récupérer assurance bi li mu traumatiser def ay traumatisme ci àdduna bi ci famille yi dafa bari ndax nit la rek te bu nit demee ba xamante ne li ko teree doon millionnaire mooy kii day doy waar ku njëkk a jekku sa morom rek dóor ko bu ñu jógee ci loolu ñu lay jaay assurance auto lu ne dañu la koy jaay lépp loo xamante ne da lay tiital nga yaakaar nga defe ne yow mën ngaa jënd ba nekk ci sa confort doo mos a nekk ci sa confort ndax adduna bi kenn du fi nekk ci confort moo tax ku ci nekk ak sa problème yàlla moo ko defee noonu de fii du noppalukaay fii du place bu ñuy enjoy à moins que nga sax ci li la xamante ne moom la la yàlla bindee indi la fi bu dul loolu mënuloo nekk ci benn confort nga yaakaar ne yaa ngi ci un confort paradisiaque c'est impossible problème yi bu jógewul ci yow mu ngi jóge ci say doom wala sa jabar wala sa environnement am na ñoo xamante ne seeni voisins yi ñoo leen teg fitna ñi ñu dendel kër te investir nañu seen kër yi ba mënatuñu faa génn am na ñoo xamante ne seeni jabar moo leen ko teg ñii seeni doom ñii seeni sët ku ci nekk yàlla mu ngi lay teg nattu boo xamante ne moom mooy doon sa fitna ci àdduna bi ndax loolu xam nañu ko ndax loolu ñu ngi ciy liggéey ndax nit ñi ñu ngi liggéey ci fexe ba le bon voisinage le bon compagnonnage bi nga xamante ne en tant que patriote moom la ñuy dundee parce que monde bi léegi village la de ñun ñëpp benn monde kese la ñëpp benn lañu tey xoolal avec l'avènement de Facebook sa xarit yi fépp nga leen di amee fépp nga leen di amee ci àdduna bi xarit yi fépp la ñuy nekk ndax bu ñu liggéeyoon ci ñun ñëpp ñu nekk ci entente bu baax bëggante soppante est-ce que dinañu toll ci situation yi nga xamante ne tey moom la ñuy dund parloo bi yaakaaruma ni nit ñi ci loolu la ñuy liggéey léegi nag boo ñëwee ci sunu réew ni nga xamante ne noonu la monde bi di demee rek daanaka fu mu toll nii noonu la ñuy dundee ni monde bi di doxee ñun noonu la ñuy dundee aussi ci sunu réew mooy farfarloo ndeysaan damay seetaan ay vidéo aussi yoo xamante ne dama yaakaar ne loolu moo tax sunu côté animal di yokk dama seetaan benn vidéo boo xamante ne xam naa ci fan yi di ñëw sax dinaa ko wone parce que maa ngi ñu ngi sedab noo xamante ne yéen ñu ñuy seetaan dinañ mën a communiquer ak yéen di leen wan yi nga xamante ne moom lañ leen bëgg a wan ngeen koy gis li xew mooy ñun dañu ne ay jullit lañu waaye ni jullit di dundee bis bu nekk dañu koy bàyyi di dem ci noo xamante ne jullit du ko dundee ñun ci loolu la ñu nekk nii dañu bàyyi ni jullit di dundee di jël ay valeurs yoo xamante ne c'est pas des valeurs islamiques te islam mësuñoo recommander ñu dundee ko ñun ñu choisir ne léegi ñun noonu la ñuy dundee ndax choc de culture yi nga xamante ne
am na ci barki démb da ngay gis at yi nu génn yépp boo xoolee réew moo xamante ne réewu référence la ci dëkk jullit yu bari nag parce que am na jullit yu bari ñu yaakaar ne lu xewul màkk rek existé wul parce que foofu mooy seen monde en fait foofu la ñuy dund foofu mooy seen monde lu xewul màkk rek maanaam bokkul ci seen dund te màkk mi nga xamante ne moo doon xeex lépp loo xamante ne dafa extérieur ak seeni culture parce que seeni culture ba tey boo dem nañu ba boole ko ci religion bi seen ni nuy solo seeni façon wax dem na ba léegi réew yu bari dañu ko jël ci ñoom bu ñuy boo nekkee nag ci réew mu demee noonu nga xamante ne jigéen ñi bu njëkk ba ca kër yi rek la ñuy yem parce que nee nañ dañuy bañ créer fitna ñu tere leen di génn wala booy génn del ànd ak sa jëkkër am na ñoo xamante ne tey bu ñu la toppaloon restriction yi ñu tegoon mu toll nii léegi gis nañu ne mu ngi wàññeeku ndax dem nañu ba léegi jigéen ñi dañuy dawal léegi dañuy voter léegi dem nañu ba semaine bii li ñu mujjee génne mooy cinéma yi ñu leen doon tere léegi ubbi nañ ko donc ça veut dire que ni réew moom nga xamante ne par référence ci wàllu islam mu ngi nooyal tuuti li nga xamante ne moo dëgëroon mu ngi koy nooyal ndax léegi nee nañu cinéma yi tereetunu ko léegi nit mën nañu dem ci cinéma yi te xam nga loolu man duma lu ma bett parce que fukki at ak juróom bi ñu ñëwee ci réew mi di jàngee ci université yi niy jàngee dañu fay fekk ay naar yoo xamante ne ñoo bokk ak ñoom jàng te ñooñu am na ci ñu bari ñoo xamante ne tey dellu nañu ay kilifa lañu foofu ba tey at yi nu génn rek am na ci ñoo xamante ne ci famille yu prince bi la ñu nekk fii la ñuy ñëw jàngee ci Amérique ci université yu baax yi ñooñu bu ñu demee bu ñu ñëwee fii li leen di gën a jaaxal ñi dëkk Amérique tey jànge ci école yi wala ñu dëkk ak ñoom li may wax duñu ko weddi li leen di gën a jaaxal mooy liberté bi nga xamante ne da nga koy am liberté def lu la neex moo tax ñu bari ci ñoom bu ñu ñëwee fii da nga leen di gis ñuy commencé di naan sàngara ndeysaan di tux cigarette commencé di foo ci jigéen ñi bu nu bëggee wut jigéen sax daanaka alal la nu koy wan alal bi ñu am waaw alal bi ñu am moom la nu koy wan pour que yow alal bi ngay épouser au lieu que ñoom confort lañu lay jëndee xam nga su fekkee ne ñooñu dem nañu ba vraiment ñu embrasser la culture américaine parce que nag culture Amérique boo ko xoolee wax dëgg yàlla am na lu bari lu baax mu ngi ci bokk lu bari waaw te lu ci baax moo ci ëpp fuuf li ci bon billahi yàlla xam na ko waaw lu ci baax moo ci ëpp fuuf li ci bon ndax bu doon lool la nit ñi bu ñu fi ñëwee duñu fi yàgg wala duñu fi bëgg a toog waaw fi nekk moo ëpp lu bari ci ay réew yu bari ca bitim réew yoo xamante ne surtout ci wàllu dund wàllu confort wàllu mën a jaamu sa nekk ci sa diine dafa bari ñooñu bu ñu ñibbee dañuy bëgg ñoom vraiment te surtout ay jeunes lañu te xoolal prince bi ki nga xamante ne moo di roi bi ki nga xamante ne moo waroon nekk son successeur pousse na ko ci ginnaaw andi doomam boo xamante ne jeune la te Amérique la jànge culture occidentale est-ce que xale boobu mooy influencer ci mode de vie wu nit ñi ni ñu koy améliorer entre guillemets améliorer est-ce que améliorer la je ne sais pas parce que culture bu duggee cinéma bu duggee am yeneen mbir yu dugg aussi day am tamit yeneen changement yoo xam ne daf koy def ci bopp nit ñi loolu tamit il faut que nit ñi sóoraale ko parce que cinéma yi ci la ñuy jàngee lu bari ci lañ koy jànge ci cinéma yi ci télévision yi parce que ci film yi réalité yi ñu ciy wane surtout Hollywood ay rêve la yoo xamante ne nit mënu ko réaliser donc ay na ay culture duñu la defal film di la wan homeless yi nga xamante ne ñoo nekk ci tali bi de wax la ñaata criminalité moo nekk ci tali bi de déedéet duñu la ko wan donc yooyu ci fu mu dugg day indi conflit de culture
ndax boy bu ndaw bi nga xamantene mo jang mo koy andi on sait pas ci kanam dañu ci gëna mëna xam dara ci at yi di ñëw waye ñu ngi yaakar ne vague bi ñëw di fi jangé milliards yi ni andil Amérique surtout Amérique da ciy gagner 2 fois ndax dina véhiculer sa culture yóbbu ko ci beneen nit ñoo xamantene ñoy doon seen représentant parce que tay amna benn style bo xamantene ci monde bi boko dé doxal rek lan la nit ñi di ñëk wax moy ki américain la ki américain la mode de vie bo xamantene boko dé doxalé ñu né la américain nga dootu la wax sax même suñu réew yi duñu la wax sax ndax yow ki dafa tubaabé comme nañu ko daan défé ci ay jamono légui dañu naan la américain nga waaw boole da ngay boole silvissé boole élégance boole éloquence ak liberté d'expression bo xamantene soko day génn sax do ko tay ndax réew mi mo la ko may wal moko mo la ko may légui nak ñooñu buñu démé ci seeni réew loolu lañu fay yob légui nak mu ngi changer lu bari ci tu ci ñi nga xamantene ñoo jopp sen modèle de vie comme Amérique nañu xamné Arabie Saoudite Amérique moko mom anu ko xam mais ñaka bolo bi nga xamantene jullit ñi dañu ko ñaka bolo dafa am ben aspect bo xamantene man mom la japp ni mo ci nek kérok damay sétane ben vidéo bo xamantene ay xar lañu del ak ay nak ak ay mbam ak ay fas di len broyer ci ben machine bo xamantene bu nu paré dañu koy génné ci marché bi né dañu koy jaay bo len waxé rek ñu ne la bif parce que buñu jëlé yapp nak bolé ko ak yapp mbam waye nak yi bëri dem nañu ba nga xamantene boy top vidéo bobu diko sétane ci internet bi dinañu wax né la amna ay scientist yu jël lek yi nga xamantene mom lañuy jaay ci supermarché yi ñu testé ko waye sa ñu ko testé rek dañu ciy gis yapp mbam ndaysan dañuy gis né dafa am pork té pourtant bu ñu koy jaay ci marché bi dañu naan la beef la dañu naan la manam yapp nak la waye dem nañu ba ñom sa yu ñu défé ay test dañuy gis né même saucisson yi day am trace yapp mbam ça veut dire que ni kon vidéo yoy di wone né dañuy jaxase ay yapp mbam ak yapp nak deug la vidéo bi di la wan aussi que ni mbam yi même graisse xam nga mbam dafa bëri excès graisse am na ñuy wax né mbam du ñak dafa bëri excès graisse nénañu graisse bobu ak peau bi sax mom lañuy jël di ci défal ay produits yo xamantene tay ñun dañu koy utiliser lu ci melni ay tocc mu kay yu ci melni ay rouge à lèvres amna ay produits yu ñuy utiliser diko def suñu yaram ndekati ñun yap manam produit wu mbam bi ñuy bañ na duñu ko lek mom lañuy diw suñu yaram wala mom lañuy def suñu karaw pour mu noy mom lañuy peñawoo ndaysan xam nga lolu buñu démé ba yegg ci lo xamantene ay religion dañoo japp né manam sellul nga xamantene tay doko sax djégé soko gisé doko sax djégé sa lumu laal nga dem bayiko fa nga dem ba nga xamantene yow par ignorance ta affaire bi sax du ignorance moy ñaka bolo buñu ñaka bolo parce que halal sax nit ñi mënatuñu ko lek julit yi halal mënatuñu ko lek buñu démé ba nga xamantene julit ñi dañuy lek yapp mbam sans le savoir dañuy diwo yapp mbam di peñewo yapp mbam xeyna seize ni tok sax produit yi ñu koy défaré yapp mbam la té ñu né la sellul so moytul basang bi ngay lal diko jullé yapp mbam la ñu koy défaré té ñun défaruñu ko nak moy julit yi ñu ngi yaq lu bare motax gis nga amna ay lu bon lo xamantene dañu lay wax ne julit da koy def wala mu koy comporter wo daf lay jaaxal sama xalaat nak lay wax de nanu kenn waxuko man mako xalaatal sama bop bama sétané vidéo bi parce que amna ay jëf ju bon yo xamantene nit da koy def moromu nitam moromu julitam
ba pare diko def avec gaieté de cœur ci contentement ci lan lay juggé moy saa yu tek souffrance moromu nit ku ñuulam moromu jullitam compatriotam bu mu bokké réew nit ñi war nañu sét kon lan mo waral lolu nit ñi di gëna soxor nit ñi di gëna bon nit ñi dem ba nga xamantene seen produit yi ñuy dundé seen richesse ci ay nit faatu lañu koy amé ni nga xamantene non lañu koy jiñé occident hein dañoo dem ba légui suñu réew yi nit ñi dañu koy defante seen biir xolal njaayum jaam bi nga xamantene mo xewon Libi ndeysaan nga dégg même François Hollande di ci wax ba mu démé Burkina Faso néna len nit ñu ñul ñuy jaay c'est pas des français té effectivement c'est pas des français do ay français lañu ci jaay ay français lañu ci jaay parce que buñu ci doon jaay ay français France dina juk pour libérer len waye ñan lañu ci jaay ay nit ñu ñul ñoy gagner profit ci seen yeneen nit ñu ñul ño xamantene même buñu lekké seen xaaliss duñu liggéey ci condition yo xamantene mom lañuy jaar ba liñu leen dig ñu def ko intéressé wu leen li leen intéressé moy ñom nañu ci am gain ñu ngi leen di sét nak am na ñu ci japp ak di leen enquête am na ño xamantene aussi enquête bi buy yegg parce que du enquêtu ben réew ndax ñi nga xamantene ñoy doon nit ñu ñuul ñi doon jaay ña nga ci réew yu bari ndaysan ña nga ci réew yu bari ña nga ci réew yu bari yo xamantene réewu Afrique la amna ci ño xamantene jot nañu dugg biir Europe Espagne wala Italie amna ñu ci japp ci ño xamantene dañu leen identifier ñu doon ay passeur wala ñu doon ño xamantene ño dik ay nit faciliter leen ñu dugg Europe ñi faatu ci li ci faatu ci ay millions dafa bari xam nga lolu génocide la gaay ñu ngi ci enquête leer na ma ni biñu démé bay pointer du doigt l'Occident té l'Occident ñomi delloo leen doigt bi nga xamantene mom lañ leen pointer ne leen ci ñi di ñëw di bëgg ñëw Europe de ak ñi dé ci Méditerranée bi ngeen bëgg ñu ko jiñ dem leen ngeen xolaat seen bop dal di dem yoni ay tubab ñu def ay reportage ñu fekke ay nit ñu ñuul ñu ñuy jaay té ñi leen jaay seeni moromu nit ñu ñuul nañu ndax dañoo dem ba nga xamantene dañoo bari bëgg traverser Libye dañoo dem ba bëgg traverser Libye bari fa te mënu ñoo dem ndax convention yi nga xamantene dëkk européen yi signé nañ ko ak réew yooyu mënu ci ko traverser Maroc lañ doon jaar signé nañu ay convention yoo xamantene tey boo xamoon li nekk ci sénégalais ca Maroc te fu mu toll ni seen dëkkuwaay ak marocain yi neexatul ñu ngi rayante bis bu nekk da ngeen ko dul yëg nag waaye bis bu nekk sénégalais yi ñu ngi leen di rëndal tëddal di rendi wala ñuy nekk ci dugg ci loo xamantene waruñu ci dugg ñu ngi nekk ci artère yi gën a mag ca Maroc ñii di yalwaan ñii di jaay ñii di taxaw ci buntu supermarché yi ku romb ñu laaj la xaalis parce que mënatuñu dem Europe waaye rus nañoo ñibbi si Sénégal am na ñoo xamantene yaakaar nañu dee nañu te fekk deewuñu de ña nga Maroc toog wala ña nga Libye du ñëpp ñi nekk Libye lañu def ay jaam am na ñu nekk ci ay place yoo xamantene ñoo fa bàyyi seen bopp gin même bu fekkee ne am na ñoo xamantene fi ñu nekk bàyyiwuñu seen bopp am na ñu bari ci ñoom ñoo xam ne fa ñu nekk ñoo fa bàyyi seen bopp parce que rus nañoo ñibbi Sénégal ci loolu la amee ñoo xamantene comme que yàgg nañu Libye ñu commencé na ñoom ne dañuy dimbali xam nga mbir mi foofu lay commencé dañuy commencé ne dañuy dimbali nit ñi waaye ci biir dimbali bi da ngay xam ne alal la nga ciy génn à la fin dootoo leen dimbaliti waaye boo leen jàllale sa loxo doo am suivi te pourtant lekk nga seen xaalis da nga leen di jàllale ca keneen rek su keneen kooku ñëwee kooku jéem a lekk ci loolu la ñu créé ay réseau yoo xamante ne dañoo am seeni banque Sénégal nit ñi di fay verser ñuy
jàllale nit ñi pour ñu dem ci beneen niveau bi ñi mën a jàll ñi mënul jàll faatu ba ci ki nga xamante ne moom moo leen di traverser ci bato bi xaalis bi day dugg lu xaalis bi di gën a dugg moom demul mais c'est que am na lu koy mën a sauver wala miin na yoon wi su gaal gi suuxee moom du xam na ne du faatu te xaalis bi encaissé nañu ko ba pare enquête la boo xamante ne day dina leer bu ko kenn politiser responsabilité yi sax nag bari na ndax boo ko dee xool sunu état yi am na ci responsabilité te yàgg nañu ko wax waaye fi ñu ci toll nii nii bu ko kenn politiser xam nañu ne xale yi day fayit boo xamante ne sunu gouvernement yi am na ko pour téye leen ko xale yi bu ñu demee ba nar a songu la mort nanu songu ñi nga xamante ne ñoo leen teg ñuy def ñuy vivre nomade bi ñu bëgg a vivre di seet fan moo baax di wër rek fan la herbe bi gën a verte fan mooy paysage bi gën a bëri ndox da ngay mujj nekk animal ci réew moo juddoo defe naa ngeen booloo ne faire face ak ñi leen ko teg moo gënoon yomb ngeen ne da ngeen di dem noo xamante ne fa ngeen dem ñu ngi leen di forcer ay jaam seeni moroomu nit di leen ko jaay te mënu leen ci dara amoon na lu ko gën a yomb de waaye yaay yi di jox seeni alal seeni doom yi ne leen dem leen ñibbi ñu def leen jaam waaye ñii nga xamante ne jàpp nañu leen ci nañu gën a pousser enquête bi ba ñu xam lan mooy réseau bi ndax ay bu ma mënul tudd milliards tamit ay milliards ñoo ci génn yoo xamante ne ay individu ñoo ko séddoo ñi yore ci ay kër ñi yore ci ay oto ñi yore ci ay millions des milliers de millions à la banque loolu su xewee faaw ñu lijjanti ko ndax lii bu nu ko bàyyee képp koo xamante ne da nga néew doole dinañu la jàpp jaay la heureusement tubaab yi génne nañ ko te xolal ba ko nit ñi moo tax nit ñu ñuul ñi lépp lu leen dal ñoo ko teg seen bopp billahi yàlla xam na ko ñépp lu leen teg rek parce que ku néew doole rek victime nga ku néew doole rek victime nga yàgg naa ko wax ci samay waxtaan boo xoolee sunu société xale yi ak jigéen ñi ak màgget yi ñooy ci ñi ci gën a sonn parce que dañoo néew doole moo tax parce que ñun esprit boobu la ñu am donc bu nu bàyyee te nit kuy tukki moo tax gis nga yàlla dimbali ñu ne nit kuy tukki maanaam day mel ni miskin moo tax mën nga koo jox sarax mën nga koo jox asaka yàlla li mu ci jublu moom xam na ko mën nga leen a jox asaka mën nga leen a sarax li tax nga koy def mooy da ngay tumuranke soo demee réew moo xamante ne xamuloo seeni expression exclamative yi niy def moo xam ci face ci kanam yi la wala ci yépp doo ko comprendre dégguloo làkk bi xamuloo seen culture xamuloo fooy fanaan amuloo alal bu doy pour mën a dem hôtel mais da ngay nekk nit ku tumuranke ñooñu nag lañu jàpp parce que dañoo nekk ci terrain inconnu ay nit ñi nga xamante ne ñoom mën nañu gis seen bopp ci terrain boobu ñu ne nañu leen sàkk nañu lekk ci ñoom xaalis quoi nañu lekk ci ñoom ay xaalis lii mooy li nga xamante ne heureusement bi bal bi tàkkee tubaab yi dem parce que tubaab yi li tax ñu def reportage bi mooy dañu leen doon taqal dañ leen assez saa yu ñu rayee sunu ay leader yu baax parce que sunu ay politique yi la ñuy déranger ñu ray leen ñu ne l'Occident la dañ ciy def yàgg nañ leen ko jiiñ l'Occident ñëwul fital Thomas Sankara ñëwul ray Patrice Lumumba wala ñoom Kwame Nkrumah andi leen fitna ñoom tëjuñu woon Mamadou Dia ñi nga xamante ne ñooy liggéey pour libérer vraiment l'Afrique et les Africains sunu compatriotes ñoo leen di rey bu ñu paree jiñ ko tubaab bi billahi tubaab bi du ci dara mais parce que ki nga xamante ne boo ñàkkee fayda ba sa frère bi nga bokkal ndey ak baay te Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay soo ñàkkee fayda ba keneen ku dëkk ci beneen kër
ñew ne la sa frère bi nga bokkal ndey ak baay ray ko buy teud di nelaw boko rayé da nga ñak fayda. kon yow war nga xolaat sa bop ndax wër nga bu fekkee ne réellement tubaab yi ñom ñoo ray ñooñu wax ñu ray leen te ñom lañu koy jiñ kon nous on est des cons wax deug yalla ay cons lañu ay cons waaw parce que bo démé ba nga xamantene ki limuy wax libération de l'homme noir lu bax la luy dolel nit ku ñuul lu bax la te nga jappé sa bop nit ku ñuul koku amul kenn ku la mëna andil lokay fagagalé ndax limu lay wax yépp pour sa bénéfice la pour pression biñuy tek sa kaw sur le plan économique dila wax wañil say ñi liggéey ci yow wañil li yokal fi joxal plus de liberté góor jigéen yi wutal leen ministère koku dila tek pression bobu ki dila won yoon wi nga xamantene mo lay libérer kok kay dafa wara nek sa xarit motax tuba bi juk ne mbirum libi bi nanu ko leral waye gis nga bamu léré wa Sénégal wa Mali wa Guinée denga wa Niger ño doon dajalo ku ci nek créer sa secteur ñu doon ay groupe ñuy jaay nit ñi di seddo bo len waxé ñu ne dañuy dello dañuy dimbali nit ñi pour ñu dugg biir Europe té ñom ñi ci ëpp ci ñom dañu émigré ji won dem ba ci yag ñu confortable commencé am alal dematuñu Europe waye leen taxone juk Europe la gaay enquête bi mu ngi avancer waye recherche bo ci def rek da ngay gis lu doy war lo xamantene mo ci am moy ñi nga xamantene tay ñoy jaay ño doon jaay nit ñi libi té di leen jaay ba tay ñu ngi leen di jaay ba tay ñoñu ay candidat à l'émigration la ñu won dañoo dem ba benn moment ñu tak mënatuñu dem gis nit ñi di ñëw te ñoom min nañ terrain bi ñu ne léegi nag nañu exploiter ñi motax ñi ci bëri ñu ci japp Sénégal dañoo ñibbisi parce que seen alal dafa bari bëggatuñu dem France xeeb nañu ko ndax li leen taxoon juk ñuy dem France wala Espagne wala Italie am nañu ko ci désertu Niger bi am nañu ko ci désertu Libye bi bëggatuñu dem dañuy ñibbi ndax seen xaalis ma nga banque ba ci benn banque boo xamantene dañu ko ubbi parce que affaire bi network la te ci kanam di ngeen ci gën a xam dara léegi nag li ñu poussé ci ñuy am maanaam jëfin yooyu ñuy jëf moom lañu war a seet gaay mu ngi nekk ci lap yàpp mbaam yi nu yàlla tere ñu koy lekk di ko diwoo bis bu nekk ñu diwoo ko ba pare jàpp na julli sunu julli yi est ce que ñu ngi koy nangu li ñu tere woon yépp ñu ngi koy utiliser parce que yàpp mbaam bi déranger wul ñi nga xamantene l'islam tere wu leen ko de même bu fekkee ne conséquences yi ñu ngi koy subir déranger wu leen ñun la déranger te ñun xamuñu ne produit yooyu la ñuy jël diñu ko defraatal diñu ko jox est ce que nekkul ci loolu ñuy consommer ñu dem ba gën a bon ndax réew l'islam yi ak ñoo bëri alal tay bo démé réew yi gëna riche bo doon def ñi gëna riche ci monde bi naar yi ñoy ëpp ci 10 yi ngay ñëk jot su dé 100 nga jël naar yi ñoy ëpp ci 100 yi ngay ñëk jot buñu ci bokkulé tamit ku ci bokku ñom ñola ci bolé ku ci bokku ñola ci bolé ndax da ngay lire histoire ben milliardaire ñu lay wax né après ay business la doon def Qatar wala la doon def ci yenn émirats arabes ak yeneen réew yi Arabie Saoudite ak dara ci la jëlé ay milliards am ñoo xamantene seeni milliards Afrique lañu koy jëlé Donald Trump wax na leen ko bi mu dajé président marionnette yi ca palem ne leen ko xamantene faalewu leen setsi wu leen yónneewul ku leen setsi ngeen ñëw ci benn meeting mu dajale leen ci benn salle jox leen lu ngeen di reeree naan leen sama xarit yi bu nu bëggee xaalis ci seen réew yi la ñuy ñëw la ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy man milliardaire laa ñëpp xam nañu ko waaye sama yenn xaritu milliardaire bu nu bëggee alal Afrique la ñuy ñëw ci seen dëkk yi te yéen a ngi toog ni ak seen bët yu xonq ngeen di ñëw di yalwaan si Amérique lu ma leen wax ngeen def ko
te sama ñima andal ñi nek milliard ni man suñu bëggee alal ci seen réew yi lañuy ñëw bu fekkee ne nag ci ñi gën a riis lañu bokk ci pays yi gën a riis la dëkk jullit yi bokk te jéemu ñoo defar ay produits yoo xamante ne xalaal la ba mu dem maanaam sunu marché yi ñu ciy andil ay lekk yu dagan ñu sàggan ba nga xamante ne tubaab yi ñoom ñoo koy defar dinu ko jaay ñoom nag yàpp mbaam nag du nekk ñoom yàpp mbaam la ñuy gën a lekk que yàpp xar donc bu ñu demee bay créer ay société yuy defar dégg nga ay produits yoo xam ne yéen a koy consommer te ñoom yoruñu nag yu doy dégg nga yoruñu xar yu doy mais c'est normal que mbaam yu ñu yore te moom doy na ndax ay kilo de porc la ñuy lekk par jour ñu jël ko des fois nag di ko wàññi surtout bu ñu feebaree parce que boo seetaanee vidéo bi di nga gis ne te dinaa leen ko wan semaine prochaine incha allah dinaa leen ko wan boo ko seetaanee da ngay gis ne xar yi nag yàpp mbaam yi ñuy dugal dañoo dunduñu est-ce que dañoo feebaroon questionnement la ole ngay jël yàpp mbaam boobu nga koy jël naan da nga koy sànni mais nga jël ko ñu raxas ko nga jox ko ñi parce que destination bu muy dem xam nga ko de xam nga ko moo nu yóbbu nag ci daanaka nag fii laay daanele parce que maa ngi wax yàgg na moo ñu yóbbu ci sunu réew adduna bi yépp ku ci nekk xam nga foofu féeti bi ma xoolee information yi ba gis ni nga xamante ne noonu la ñuy bundu xataalee Khalifa Sall même bu fekkee ne loxom setul te ñi nga xamante ne ñoo koy bundu xataal seen loxo setul dafa am ay fait te bind naa ci article li may wax nii bind naa ci article ba pare parce que gën naa bind waaye bii bind naa ci te dinaa ko publier bu sooba yàlla fan yi dinaa ko bu yàgg ñàkk jot pour liiraat ko def correction rapide rek publier ko moo ci des bu ñu demee réew mi xam nga réew mi li ko yàq dañuy wax politiciens yi rek la waaye politiciens yi ak sëriñ si ñooy yàq réew mi yàgg naa ko wax te dama koy répéter saa yoo saaga politicien war ngaa saaga sëriñ saa yoo xasee politicien war ngaa xas sëriñ parce que li ñuy def yépp kat li politiciens yi di def yépp ci yëfu saay-saay sëriñ si gis nañu ko yëg nañu ko xam nañu ko te ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk mbooloo maa ngi leen ko fiy tojal ci benn concept boo xamante ne wax naa leen ko moom la ñuy waxee hope muy l'espérance dañu lay espérero ñoom ñaar ñoo ko nuroo de sëriñ bi xoola sëriñ yi xoola kilifa këru diine yi ñu yore yëpp sa jakite mu ngi may woo mais je ne sais pas comment Ahmadou maa ngi jéggalu voilà li ma doon wax mooy sëriñ si ak politiciens yi dañoo bokk terrain boo demee tey kilifa diine yëpp lan la ñuy way ndeysaan te xoolal këru diine yooyu yëpp am na fa ay yàlla yi dañu faa bari nag parce que dañ naan la sëriñ diw mooy yàlla keneen ki naan la déedéet nga dem beneen tarixa bu bokkul ak bi nga déggee léegi ñu ne la sëriñ diw mooy yàlla wala ay sëriñ diw ñooy yàlla keneen ne la diw mooy yàlla keneen ne la bu ëllëgee moo ñuy jàlle nga demaat beneen tarixa ñu ne diw bu ñu ëllëgee moo ñuy jàlle te kenn du ci jaamu yàlla kenn du ci sellal kenn du ci rafetal waaye yépp ñu jël ko rek teg ko ci ay ndodd diw nee na woon day ku ma tuddee doom moom bu ëllëgee moom ak ay waajuram yi ñoom yëpp àjjana la ju jëm ndeysaan ci tuddee doom ji day màgg di naan sàngara di cagatu di def lu bon bàyyi les principes de l'islam nekk ci leneen ñu ne parce que diw la ñu ko tuddee kon day dem àjjana mook ay waajuram ñi di la génnal ay théorie ne sëriñ diw nee na woon ku sant nangam moom àjjana la jëm ñëpp ñu teg ko ci ay nit te kenn du ci jaamu yàlla nag ci tarixa yooyu yëpp am na ay yonent bi ndax foofa dem ñu ne la diw mooy la réincarnation du prophète
nga demaat ci beneen tarixa mu ne la dëggantaan njaay diw bind na ne moom mooy yonent bi ay Jésus lu nekk mu ngi ci biir Sénégal te taxul nit ñi maanu man loolu mooy li nga xamante ne moo ma gën a jaaxal taxul nit ñi maanu taxul nit ñi jub taxul nit ñi di yeewu di julli ci fajar taxul nit ñi di natt asaka taxul agression bi ba pare taxul politiciens yi di def ay saay-saay saa yu ñu ñëwee seet si ñooñu nga xamante ne ñoo ko war a wax fi yàlla yi nekk ak yonent yu bari yi teewul bu ñooñu ñëwee doon ay nankatu sàngara di wane chaque fois ne France la ñu gëm ñu teeru leen teral leen te duñu leen wax dëgg bu ñuy dem discours yi boo ko déggee ay jamais 102 ngay dégg ay ñun ñoo la fal gërëm nañu la porte parole yi toog ci suufu xalif yi naan la waaw yow yaa fi def lii yaa fi def laa li nga fi def kenn mosu ko fee def yooyu rek ngay dégg te xam nañu ne waa ji saay-saay la moo tax gis nga bind naa ko sama article bi de billahi lu leen neex jàpp leen ko ci li ma gëm rek laay wax te ay sénégalais laa de billahi gënuñu ñoo doon sénégalais te man gënuñu maa doon sénégalais li may wax awma ci benn complexe yàlla xam na ko dund ak dee laa ci yemale yàlla xam na ko moo tax ma koy ñemee wax du ay am fit ndax amaana bu ma nekkoon Sénégal du ma ko ñemee wax waaye ñoom it bu ñu nekkoon ci biir population bi normal amuñu ay garde du corps amuñu ñu leen di kii am na yoo xam ne duñu ko sañ a def de duñ ko sañ a def moo tax ñu nit ñu am fitu nekk feneen di leen wax lu ñu leen di wax wallaay duñu ñemee wax kii nga xamante ni te bu njëkk ba kat bu njëkk ba ña toogoon ca place yi ñu toog da nga leen di gis ne ñun sax ñoo koy jàppee ay gaaruwaale waaye ci rafetal bi gën a rafet ci maximum ñoom moom lañ doon rafetaale waaye du tee kii xam ne moom la ñuy waxal ndeysaan Senghor dund na ko Abdou Diouf dund na ko ndax ay góoru yàlla lañu dajaloon ñooñu yàlla lañu gën a ragal te xam nañu ne yéen li ngeen mën ci ñoom taalibe yi ñu yore yéen a leen di jàppale ñu am liggéey yéen a leen di jàppale ñu wér ndax sëriñ bi mënut a faj taalibe bi waaw ñoom ñooy nay tax ngeen di ñoom ñuy sangu di lekk bu sell di naan ndox mu baax bu ko defee ñoom li jëm ci wàllu spirituel ñoom ñu gérer ko nga xam ne day yomb ndax nit ku ñëw sangu ba set lekk ba suur naan ba mandi wax ma naan sàngara nag naan ba doyal boo ñëwee pour nga dugal ci moom yàlla day yomb ndax lii nga xamante ne moom moo di gàllankooru àdduna daanaka wàcc na ko moo tax gars yi bu ñu tukkee bitim réew da ngay gis moo tax wàllu yi nekkatuñu Sénégal de billahi ñu ngi ci diaspora bi wàllu yu ma gis ak ay nit ñu baax ñi ma gis ci àdduna bi fii boo demee France fekk ko fa soo demee Amérique fekk ko fa wàllu yi ñu ngi bitim réew ndax ba wàllu yu bëree Sénégal jàmm rek moo fa doon am gaa yi yenn souffrance yi amul fa woon wàllu yaa ngi ci bitim réew ndax sa xel day dal pour ñu def ci yow yàlla day yomb da ngay sellal te pourtant fi la mooy gën a yombe ngay yeewu fajar di julli ji di wér kenn du la déranger yow rek ak sa borom day yomb waaye boo ñëwee yor ay nga ne kilifa diine nga yor ay taalibe yoo xamante ne lekkuñu bu ñu ñëwee seetle sax sa bët yi ngi xonq ndax ñàkk nelaw léegi kilifa diine yi dañuy làqatu sax taalibe yi ndax au lieu que taalibe yi di leen jox taalibe yi ñooy lekk seeni xaalis léegi looloo xew léegi nag kan moo leen ko teg le politique yàlla ommat ko ba mu ñëw jàkkaarloo ak yow mais doo ko wax li nga ko war a wax ngir taalibe yi ngay defar góoru yàlla yi ngay defar mu yomb nga toog naan ko ay jamais 102 ay li nga def ci réew mi li nga def ci sunu communauté bii li nga fi def kenn mosu ko fay def te pourtant président bi fi génn rek moom nga ko doon wax ci xam na loolu yëfu seytaane la te yëfu seytaane dugg na ci sunu communauté yi fan la tàmbalee ci këru kilifa diine yi seen doom yëpp ay dealer lañu daanaka seen doom yëpp ay dealer lañu parce que dañuy dem dil ak Macky Sall dil ak Idrissa Seck dil ak Pape Diop képp ñëpp la ñuy dilal di lekk seen xaalis rek
am ñoo xamantene bo leen joxé alal ñu leen di baré ba duñu dugg seen kër baay parce que seen baay tay mo jité communauté bi jëfu say say yoy rek mo xew ci réew mi motax ñi di souffrir motax gis nga sëriñ si ñi ëpp ci sëriñ si ñoom ak ñi japp jaam ñi di leen jaay ci libi ñoo yama ma xamal leen ko légui parce que mbirum l'exploitation de l'homme la par l'homme du lenen l'exploitation de l'homme fort sur l'homme faible lool rek mo fi nek ñako doon def libi ak ñako doon def ci sunu maam ya traite négrière ak ñi nga xamantene dañuy sol ay kala yu rafet sol ay verre yu ñuul ñokoy def légui seen moroomu nit ñu ñuul ndax ñom lañuy taylé mbolé bu len top tay mom lañuy jël diko jaay politiciens yi ñom ñep ay dealer lañu ñom ñep traite négrière lañuy def ndax li ñuy gagner ci income ci fofu lañu koy jëlé bu président bi ñëwé nga wan ko mbolo mi nga yoré tay xana gisoo leen ni ñuy concurrencer tarixa yépp ni ci ëpp légui ay concurrence la affaire bi dil la Macky Sall defaral ma sama jakka comme nga ko defaré feulé Macky Sall defaral ñu sunu juma defal ñu résidence bi comme ni nga ko défé fé pression sur le président de la république bu ko défé soko deful sa say bi nga nekké dinañ ko wax té dinañ ko cautionner té dinañ la abandonner momit mu bëgg togar rek alal bu mu waron def ci hôpitaux yi wala ci nit ñi mu koy def ci ay communauté yo xamantene du len jariñ dara sax danaka du len jariñ dara ndax du am suivi du am topato ta ay milliards mo koy topato moy def suivi bi ñuy def ay deal rek buñu togué ak Macky Sall motax gis nga Macky Sall du juumul de say la waye juumul bi mu démé ba en tant que ministre de l'Intérieur, il a reçu beaucoup d'informations sur ces chefs religieux là. yi ngay gis ci Sénégal bi. En tant que premier ministre, yorna renseignement yu bari ci say yi nek ci ñom. Jité communauté yi ñepp xamna ci ñom lu bare. Motax bañu ko talalé micro mu né les marabouts c'est des citoyens ordinaires. Xamna li tax mu wax ko te billahi c'est des citoyens ordinaires. Parce que amna yenn jëf yo xamantene boko dé def mais ordinaire sax dafa ëpp ordinaire dafa ëpp ayuma ci mëna wax la légui lan moy lu gëna bon ordinaire sax mais buñu doonon ay citoyen ordinaire sax dañuy daw ba raw parce que citoyen ordinaire moy ki jang ba paré wara bëgg liggéey mënul liggéey ken joxu ko liggéey ñu feebar wara bëgg faju mënuñu faju yoré ay connaissance war ko mëna exploiter pour réew mi développer am indépendance économique ñoñu ñoy citoyen ordinaire mais citoyen bo xamantene fa nga tok ngay tok do fa juk di yar dekk ak biir nit ñi di liggéey citoyen ordinaire yi amul dara yi sax di dajalé lu ñu waron jox seen njabot di la ko jox yow koku ab badola la du ab citoyen ordinaire koku c'est un paresseux té alal biñu leen di jox kat au lieu ñu dello ko ci communauté bi ay toll lañu ciy dem créer di am xaalis nga leen di dégg ñu naan ay milliardaires lañu billahi wallahi taala té ku leen questionner seeni milliards fan lañu ko jëlé ñi nga xamantene ñom lañuy protéger ñom ñoy yoni kenn japp la ñu tejj la ci kasso bi sama ma ngi leen ko fi den wax na leen di wax Assane buñu koy tejj kasso du saga yi lañu koy tejé kasso de waxon na leen ko saga yi muy saga Macky Sall c'est les américains qui veillent sur ça liberté d'expression bo ci tejé nit ñu sétat sa ay affaire motax xamone nako motax waxon na leen ko ne duñ ko ci tejj ci lolu xolal ci liñ koy tejj ay questionnement fan la waji jëlé ay milliards rek gaay né nañu ko tejj kasso parce que waji mo leen fa nekkal ku la nekkal fi nga nekkal ko fé ñu tek ay chef d'accusation yu dajalé ta amul benn bo xamantene taxaw na ci boko xolé ta tu n'as pas besoin d'être un juriste pour que nga gis ko
ñooñu dañu leen di protéger kenn du leen questionner parce que ñoo fi nekkal nguur gi moo tax président bi ba muy wax loolu te boobu kat doonagul président de billahi doonagu ko woon waaye xamoon na ne c'est des citoyens ordinaires waaye ñun xam nañu ne ñoom duñu ay citoyens ordinaires ñoo yées citoyens ordinaires parce que business la ñuy def ci kaw taalibe yi di ci am ay honneur fu mu toll ni bu ñu waree def député seen doom yi la ñuy def député wala seeni jabar yi gars yi xamu leen loolu xanaa suñu waree joxe passeport diplomatique ñoom ñooy tànn kan lañu koy jox taalibe bu ci am benn rek am nga chance seen doom yi la ñuy fay ay ambassadeur seen doom yi la ñuy dugal ci ambassade yi seen doom la ñuy dugal ci liste yi ñu doon ay député ñoom ñu nekkal fa nguur gi nekkal leen fa ku leen fa nekkalul bu ñu ko defuloon nguur gi dugg seeni caaya parce que ñoom ñëpp seen alal kenn mënu ko cee justifier kenn ak addiye yi la ñuy tabaxee ay société addiye la ñuy takkee jabar addiye yi la ñuy tukkee amuñu liggéey amuñu dara jàng alxuraan kese du métier de parce que alxuraan ñëpp ko war a jàng ñëpp ko war a jàng waaye ne yow yaay garant des principes islamiques te yow nekkuloo ci islam bu élection jotee ku ci nekk di génn di wax candidat bii ngay àndal parce que te yow boo toogee doon kilifa boo xamante ne ñëpp ci yow la ñu ñëw da nga war a rus di wax naan diw nekkoon nga fi waaye di nga fi nekkaat xam nga man fan laa xamee ni sunu sëriñ si amuñu baatin billahi wallahi taalahi fan laa xamee ni non seulement ils sont pires que les citoyens ordinaires mooy mosuñoo joxe prédiction koo xamante ne nekkul ci nguur gi mosuma koo gis ci li ma fekke man ku ñu àndal rek c'est parce que da ngaa nekk ci nguur gi mais nekk ci nguur gi yore xaalisu réew mi yore alalu réew mi yore militaires yi yore gendarme yi yore policiers yi yore agent de sécurité yi yore renseignements généraux ak waa GIGN ak yépp nga yore ko ci sa loxo yore le pouvoir de vie et de mort kooku ànd ak moom loolu mooy bërigo bu nekk ci pante rek soo poussé mu dem bu la neexee nga teg ci sa loxo rek su demee rek nga bone nga ne bokk naa ci ñi ci pousse bu ngeen amoon sañ-sañ te mën a soppi doxalinu mbir mi da ngeen di fekk koo xamante ne kenn xamu ko benn Ahmadou Diop ngeen ne jubam doy na la sawarteem doy na la baax na wala nangam sàngam gëm na l'islam ngeen ne réew mi de xam naa ne diw xamu leen ko waaye kii moo mën a génne Sénégal ci coono gi bu ngeen ko defoon kooku falu rek ñu xam ne yéen yéenay falaate falu leen kenn parce que mënu leen fal sax seen bopp moo tax da ngeen di toog ba ñu leen yéen a fi mag da ngay toog ba ñu ne la yaa fi mag rek nga ñëw rek bëgg a nekk kilifa quoi ay ancien saay-saay nag ñu ne la yaa fi mag rek nga ñëw toog yow xamuloo lu xew ci réew mi xamoo adduna bi ni muy doxee xamoo saay-saay si fu ñuy nekk moo tax mbir mi gis nga dama leen di wax dara même mbirum jiite communauté yi dañ ko war a mettre en cause parce que koo xamante ne xamul lu xew ci réew mi warut a jiite réew mi gis nga maa ngi leen di wax ay at ne leen dama doon dem di def ay recherche ci ba ma jàngee science politique ba pare dama ne damay seet nag njiitu l'islam yi naka la ñuy doxalee waaye boo doxee ba yegg ci Omar rek da ngay résumer lépp ngay résumer nga xam ne yoruñu ay kilifa da ngay xam ne bariwuñu ay kilifa diine de du ma ne nag ñàkk amuñu ko waaye bariwuñu de bariwuñu les bons exemples bariwuñu de les bons exemples bariwuñu ñu néew lañu léegi nag boo demee ba gis ñooñu ni ñu doon doxee ci communauté bi guddi jot ñuy wër di seet ku lekkul ñu dimbali ko ku pauvre ñu dimbali ko di xiif te yore alalu réew ma ñamawuñu koo lekk bu ci kenn solee mbubb mu jot gars yi interroger ko mu expliquer ndeysaan ay nit ñëw toog jiite ay nit ay porte parole milliardaire ay fils du xalif milliardaire ay cousin di xalif milliardaire seeni ku leen jege milliardaire jógewul fenn xam nga lu dul ci corruption ak alalu taalibe yi yal nañu yàlla atteeg ñoom
yàlla nanu yàlla atte ak ñoom te yàlla mu ngi ñuy atte ak ñoom nag ndax lu ñu lekk du ñu doyal xam nga yàlla bu la dee dimbali da ngay gaaw a suur gaaw a bég gaaw a kontaan gaaw a doylu bu ko defee loo gis rek soxlawuloo ko yàlla bu la bëggee dimbali noonu la lay def moo tax ñoom kilifa yu mag yi bu ñu daan jiite dañuy yore ay milliards waaye du feeñ ci seen yére parce que seen yére yi da leen a doy ndeysaan seen yére yi ñu sol aka moo leen doy moo leen gënal président bi di ñëw ak ay bassin am yu ñu daamina parce que yàlla da la defal doylu bu la yàlla defee doylu da ngay gaaw suur ndax boo lekkee sa biir bi tam lu ci nekk rek suur nga bu ko defee buñ la tegalee ay mis yu fële di la fa xaar doo fa dem waaye bu la yàlla nattoo da ngay denc alal ju dul jeex te doo doyal ku nekk sa kanam nga triande ko bu la yàlla di nattu da ngay lekk bay bëgg a dee waaye sa bët yi du suur ngay bëgg di lekkaat rek alal ji du doy koo dajal wor ko lu mu yore da ngay yore 5000 di lekk di jéem a lekk juróomi dërëmu benn gayen ci loolu lañu nekk nag moo tax yàlla dinañu gën a atte ak ñoom ñuy wër di ñaan rek di wër di yalwaan rek duñu am mukk lu doy nit ñi di ñàkk di dund ñoom ñuy laaj du ngeen suur mukk yàlla nattu na leen moo tax da ngeen di kër këri ba ne xëy rek ne watt dee rek waaye du ngeen doyal mukk lii mooy li nga xamante ne tey bëggoon naa ko nuyoo di baalu ak képp koo xamante ne dégg nga fii lu la neexu ñu ngi lay jéggalu bu baax a baax képp ku fi dégg tamit loo xamante ne lu lay jariñ la te ngeen mën koo waxee neneen ndax léeg-léeg nag dinañu dégg suñuy wax feneen maa ngi riim comme sama gaay de waaw dinañ ko dégg leen di ngeen mën ngeen ko waxee neneen ndax dinañ dégg suñuy wax feneen bu ngeen ko defee ngeen waxee ko nu gën a rafet te yaatu dina tax nit ñi jot si déggin wi gën a neex parce que ñun mënuñu wax te amuñu xam-xam moo tax bu ñuy wax yenn yi jël leen ko ngeen waxee ko nu gën a rafet ñeneen ñi jariñu ci pour que nit ñi yeewu parce que gis nga bu ñu yeewoo rek la tendance va changer billahi yàlla xam na ko bu ñu yeewu rek tendance bi di changer mais fii ak ñu ngi nelaw ñu ñuy dig ay yàlla boo xam ne day lekk ceeb di am ay soxna gel bu rafet bu nekk mu takk nga jiñ ko yàlla wala nga bëgg ko jiñ ne bu ëllëgee moo lay jàlle te taalibeem yëpp na ngeen baal ma xam nañu lu ñu woddoo wala gel bu tooy bu nekk mu takk ko ngeen di takk ay takk suuf yore ay jabar yore ay oto di noos nga ne bu ëllëgee kii moo lay jàlle ay lay la laa day war de ay yeewu leen li mooy li ma bëggoon waxtaane ma jox Amadou Diop bu fekkee am na lu ci bëgg a yokk mu yokk ko ci ku ci bëgg a yokk dara tamit mu nga ñu woo Skype ñu jox la kàddu gi nga yokk ko ci Amadou Diop. waaw asalaamaaleykum Ndiawar Diop. Amadou Diop namoon naa la de baal ma àq de. maa la raw. baal ma àq. ah woowu ma la rendre ma la compte. non àq kay amu ci. maa ngi jégalu bu baax a baax. waaw maa ngi lay sant. di la gërëm ci liggéey bi rafet bi ngay def wax dëgg yàlla gis nañ ko. boo defut wala defoo émission xam nañ lu tax. ndax bu sa coobaree bopp. xam naa loolu lépp. dama lay ñaan rek benn mbir parce que damaa sot nag. xam naa ne sot laa def. sedd bi la parce que gis nga ni sedd bi la. waaye yow man temps yi taluma dara. ndeysaan massa. wax damay wax di saqat. lu ne coono bi alhamdulilah rabbil alamin. massa. noo ngi sant yàlla. parce que discours yu rëy yi ngay def. Sénégal de bu ñu amoon fayda am gis-gis bëgg seen réew Sénégalais yépp buñ ko bëgg gis ko parce que umpule wuñu rajo bi billahi umpule wuñ ko seen yoon nekku ci maanaam Sénégal tukk suba na la saañ ba reer maanaam dañu gis dëgg sànni ko fële parce que loolu jaadu na ci ab dëkk Ndiawar xam nga man li ma d'accord ci Sénégal te ku jàmbaar la maanaam non seulement ay résistants ñoo fi nekk mais des soufis d'honneur honorable jàngkat yu mag nekk ci suñu dëkk bi au lieu que ñu seet li nga xam ne ci la ñu nekkoon ñu seet li ñu jàng
ñu jafandu ko ci seeni xam-xam wékk ko ci ñoom gëstu ko jàngale seeni téere parce que c'est des philosophes de haut niveau te li ñuy jàng sax daanaka politique mi ngi ci même bu fekkente ni bi defuñu ko ñu jafandu ko ci seeni valeur ci moo ko ndax pays yi am fayda ci loolu lañ nekk muy France muy États-Unis ñun duñ ko def maanaam dañuy toog tubaab bi jóge fële ñëw ne man dama leen di imposer samay droit maanaam dama leen di ñëw imposer leen sama droit international nii laa gisee président de la république seen buur yi fi nekkoon ak ñi fi nekkoon démb sànni leen daal di fi indi affaire président de la république maanaam affaire monarchie te ñooñu ay traître yu mag lañu muy classe bu Macky Sall gi sàcc yu mag lañu parce que c'est des forces de haut niveau billahi léegi defuñu ko mais parce que le président de la république évidemment moo indi giraawali gi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi parce que dégg naa nga def discours yu rëy ci affaire Donald Trump muy telli même sax li nga xam ne maanaam États-Unis kenn xamutu kan mooy gouverner léegi kenn xamutu ko njawar waaw parce que Donald Trump maanaam xam nga yàlla bu lay toroxal da lay jaay waaw Donald Trump di telli maanaam di indi giraawali gu jeex beneen giraawali ñëw maa ngi ñëw ci li nga xam ne moo xew ci penc mi léegi tout à l'heure léegi muy telli lu son ministre des affaires étrangères wax muy Rex Tillerson mu weddi ko maanaam man daal maanaam dafa mel ni que moom maanaam ànduñu kooku kan moo dirigé léegi ñu duma yu wér waaw ci li nga xam ne moo nekk ci sénatorial yi te loolu teeñ bi la rek yan bi yegseegut billahi dana yegsi parce que Donald Trump dafay jàppale le lobby israélien te affaire bu dafa am des arrière-pensées géopolitiques en arrière-plan parce que gënuma laa xam ne gis nga àdduna njawat ñu dañuy am doole am la puissance feu mësuñoo doxal dëgg voilà c'est des expressionnistes tout simplement seeni njariñ dong lay defaan parce que li ñu bëgg mooy par exemple ci Moyen-Orient xam nga dafa amoon ce que l'on appelle la déclaration de Balfour cette déclaration de Balfour boobu am na soubassement politique en arrière léegi j'en passe Israël ñu créé ko maanaam ñu ne état israélien ak état palestinien léegi arab yi d'accord ci livre blanc boobu léegi Israël ñu créé ko maanaam États-Unis li muy def ci Moyen-Orient maanaam li ko gënal day seet dëkk boo xam ne minorité lañu mu jox leen une puissance de fait économique lu mën a diviser la région ñu mën a nekk le gendarme colonial billahi loolu la parce que Israël ci gagné États-Unis ci gagné waaye Moyen-Orient dañ ci perte même Arabie Saoudite di telli ne dafa couper ses relations diplomatiques avec Israël ay wax parce que carrément ci Israël li muy wax voilà c'est tout askan bi affaire doole ma dañ koy def parce que États-Unis ak Europe ma bëgguñu am majorité fépp koo xam ne majorité am na da tuuta minorité moo leen gënal c'est que kooku ça fait de la politique réactionnaire impérialiste et ça porte et ça rapporte voilà loolu la voilà c'est tout et d'ailleurs accord yooyu maanaam les accords de Rome mais dafa interdire tout territoire annexé par force ñu jox ci en 1967 te mbir mi waxuñu lépp ñëwal te am nekkoon ci Libye ci jamono jooju xam nga tubaab yi dañuy armé ci poulain ba pare ca suuf ne seen poulain ko def tamit la ñooy dox de c'est les Américains ak tubaab yi ak anglais yi
le roi Idriss moo nekkoon foofu loolu moo tax colonel Kadhafi fàdd ko def ko coup d'état en 1969 fi nga xam ne demoon na ci Turquie c'est ça la vérité li ñu wax amul dafa am lu lax ci ginnaaw te lépp depuis en feu di leen di jox un caractère totalement privé te dara amul voilà affaire doole la rek parce que pour ñu ciy jël ak jëriñu parce que la majorité des ñoo amuñu intérêt la majorité des arabes maanaam di ci jëriñu déedéet ne da koy utiliser jox nga mérité une puissance de feu muy dóore mu nekk le gendarme colonial ñu ne kii dafa am doole stratégie politique la c'est tout voilà leneen amu ci ak lépp ay carte la voilà léegi évidemment Arabie Saoudite bi nga xam ne muy le nouveau prince soi-disant du ma dellu ci affaire Arabie Saoudite dégg nañ ko créé mais évidemment Ben Salman évidemment def nga ci décryptage bu mat sëkk mais mu dellu si ne voilà day ubbi les salles de cinéma mu ndëy tactique la stratégie politique la combine la xam nga lu tax te daf koy def pour lu neex sa clientèle politique européenne et américaine parce que salle de cinéma yooyu ñan ñoo ko moom ñoom la amul leneen et d'ailleurs ce qui est contradictoire du ko moo fi def plus du moo fi di njombe ci Liban le premier ministre léegi mu ne foofu ku sàcc alors que moom ci boppam moo jënd le tableau 26 plus de 450 millions de dollars kooku sàcc question day wax rek maanaam da koy def pour rëccotiku maanaam di seet ci nga xam ne moo tax américain yi c'est tout defu ko defu ci leneen voilà c'est tout affaire alal bi nag maanaam affaire alal mais li ma jaaxal ci alal mais alal moo gën a seer alal bi moo gën a seer alal bi moo gën a seer France la ilaha illallah alors que normalement comme nun ay jullit loolu moo lay wane jullit ñu ñàkk fay wàññi wallaay alal bi gën a seer waaw mais normalement kooku c'est contradictoire dana waar de parce que normalement bu fekkee tri bi nee nga yàlla moo tax ngay def mais wàññi ko dégg nga wàññi njëg gi mais yooyu ay wax dama wóoru mën a alal la sax moo tax yàpp mbaam ak produit mbaam rek la ñuy dundee moo gën a simple wóor alal la parce que booloowuñu pour yombalal ko accès aux musulmans ku ci nekk sa business ngay wut rek mais bien sûr affaire business la rek affaire business la rek parce que fan yële passé maa ngi gis ñu naan kebab dañ koy tere mais communauté européenne nee nañ musuñu ko tere mais xam nga affaire bi gis nga ñun xam nga li tax américains yi duñ duma ak ñi nga xam ne di am doole duñ duma parce que nous sommes divisés au sein de la sphère c'est tout c'est le problème parce que li maanaam dañoo am des intérêts maanaam dañuy def maanaam une guerre entre nous maanaam di def des dévallages massifs yoo xam ne maanaam amuñu cohésion politique ci suñu biir di bëgg a wane ne ñun jullit yi ñun ñëpp a bëggante maanaam dañuy rey ci suñu biir loolu moo tax ñu dellu ginnaaw loolu moo tax tubaab bi di ci profiter yore ay carrosse bi dóoru lay jox benn pays boo xam ne maanaam Israël jox ko doole joo xam ne wóor ko woon a am parce que il faut que mu jox ko doole pour ñu mën a ngalaat Arabie Saoudite ak tout le Moyen-Orient parce que ñoom ñoo leen di contrôler fu ne la ñuy sévir ci adduna bi lu leen neex la ñuy def te duñ ko teguñu ko fenn wallaay fenn duñ ko tegul et bien sax mais leen coréen la mais am na discours bu rëy bi man damaa ànd ak moom sur toute la ligne xaw ma gis nga discours ba même lépp gisuma ko de mais am na lu wax lu mu wax def Israël Israël n'a pas d'existence mustam existence maanaam dafa wax ne bàyyi dañ ko créé rek maanaam dafa wax ne surga américain yi la rek moom kañ fi am doole bañ ko tuddee capital loolu wax yàlla te loolu boo ko seetloo ba seetlu ko maanaam
américains yi ak tubaab bi daal boo ko seetloo du ma ci dellu si politique yooyu la ñuy def même toutes les monarchies saoudiennes et moyen-orientales et tous les fascistes ñu ko tere bi léegi c'est des minorités ñooñu la ñuy dooleel parce que c'est beaucoup plus productif voilà parce que amuñu intérêt di dooleel la majorité parce que day këpp ci seen kaw c'est ça la vérité affaire grand yi africains yi ñu leen teg ay jàpp évidemment am na organisation internationaux yoo xam ne ils ont désigné du doigt maanaam l'Italie et les pays européens parce que dañu ne même bu fekkente ne bi xam nañu ne effectivement les États fantoches africains ont une large part de responsabilité sur la question dañu ne parce que ñoom xam nga bi ñu daanelee Kadhafi bi ñu daanelee Kadhafi maanaam Nicolas Sarkozy moo fi ay gaay maanaam bëgguñu immigré yi ñëw ci Europe mais dañoo aidé maanaam des États libyens dina naan maanaam dañ ko jox xaalis bu bari maanaam ñu jaar ci suuf ne leen fexe leen ba nga xam ne immigré yi buñ ñëw Italie te buñ ñëw Angleterre te buñ ñëw France ci problème bi maanaam ils sont en tenaille entre l'Italie et la Libye évidemment les mercenaires et les passeurs on ne fait partie parce que reportage ci au Niger am na gros bolide yoo xam ne dañuy def des va-et-vient yoo xam ne état Niger da leen a ëpp tey ay milliards lañ yor c'est un risque mafieux kan moo ciy gagné kan moo leen yónni voilà c'est tout c'est un risque international oto yu bari ci milliers de voitures oto yu bari oto yu takk yoo xam ne plus de 50 millions dégg nga de francs CFA lay jar waaw ñoom ñooy def entre la Libye ETR sax li ma jaaxal oto yu naka lañ sax nga xam ne parce que ñu jóge Niger di jàll foofu ba Libye te gis ko benn radar la question pose ñu ko voilà léegi affaire Khalifa Sall xam nga affaire Khalifa Sall xam man xam nga nu ma ko gisee njawar waaw hypocrisie la rek Khalifa Sall dañ ko tuumal ne kees daf mais au noy il faudrait qu'on me comprenne quand même je ne suis pas avec Khalifa Sall ni avec Macky ni avec quelconque politique parce que defuñu seen waru gar bu ñu bokk suñu réew mi ñu changé ko parce que duñu wax ci la clé de voûte bi nga xam ne moom koy tardeel bu ñu ci wax dong lay def waaye l'affaire Khalifa cache d'autres scandales beaucoup plus graves au sommet c'est directement Macky Sall loolu fi am voilà procès bi un procès politique de caniveau qui a été complètement présumé judiciaire c'est extraordinaire mais yenn sëriñ si pas tous mais c'est des corrompus mais Macky Sall da corrompre am na ñoo xam ne ay acteurs lañu Khalifa Sall dañ leen jox xaalis bu bari voilà ñoo ñëw ci procès nañu seet seeni mbir affaire bi maanaam le problème de Macky daf koy def pour fàtte ay parituram de manière que képp koo xam ne yaa ngi koy def parce que bu doon benn Samba Ndiaye boo xam ne 1% la am bi lay sal du ko tadoom mais et Mariam Faye et Abdoulaye Sylla d'autres yoo xam ne et le directeur du COUD ak yeneen yoo xam ne sàcckat yi mag lañu Abdourahmane Seck sàcc Mansour Faye mais évidemment nous ne sommes pas sur une république normale voilà le problème parce que fekk buur maanaam président ab taay saay lañu parce que damay wax ci wax ji parce que c'est un faussaire Sénégal li ñu war a def billahi buñ ko defut maanaam il faut que à def ñu indi la monarchie traditionnelle mais évidemment baat bi dafa ne yéen seen monarchie bi ko fi indi mais dafa gën a ñëw indi lu yées ñoo xam ne ay tapet lañu ay mercenaires yoo xam ne da toog seen kër
yor ay avion di wër taxawaalu alors que sunu grand résistants yi dañoo dee xeex fépp kandaare mais évidemment bu fekkee tribu bi ñun ni jafandiku ci lu tubaab bi wax ñu noonu dagan na mais alors que tubaab bi ay donc ay défendre les tyrans les plus de la planète internationale c'est des monarques yoo xam ne qui sont créés de toutes espèces et fascistes africains qualifiés c'est correct voilà le problème mais moo tax mu tardé parce que ab dëkk bu su ko développé di kalewu ci ay droits internationaux yoo xam ne créés de toutes par les mêmes qui nous ont toujours colonisés nous ont toujours laminés pour que nous soyons toujours des esclaves c'est ignoble et c'est indigne te man dama ko dénoncer publiquement de voix audible pour que l'ensemble des Sénégalais puissent nous écouter tant que change wu la condition moribonde du Sénégal billahi Sénégal du mës a développé de ce pouce réellement contourné bi ko jox une chose noire ak corruption massive à haut débit muy diviser pour régner mu yore ses procureurs alimentaires et ses chefs soi-disant dégg nga juges doyen du juge ñoo xam ne finalement c'est des actifs déclarés totalement corrompus jusqu'à l'abus des riches de la dernière minute yoo xam ne des gens qui tirent le diable par la queue ñu leen jox publicité on est où alors que normalement ñoo gis ci xeexo bi voilà le problème mais est-ce que mën na nekk ci Sénégal depuis 5 ans ay procès ay ndawam Amadou tax est-ce que bu yàlla tax ndaw allo waaw dama bëgg nga dal tuuti comme ça nit ñi mën a dégg li ngay wax parce que boo ko kiiwee noonu kenn déggul li ngay wax waaw te xam-xam ngay wax àndal ak dal tuuti comme ça nit ñi mën a dégg bu baax li nga ñuy jàngal waaw léegi Ndiol man damay laaj benn question waaw te mën nañ fee nekk Sénégal kan moo fi nekkoon Abdoulaye Wade Abdou Diouf Senghor est-ce que Sénégal en termes de démocratie de légalité d'économie de travail d'émergence du Sénégal est-ce que loolu am na wala est-ce que mën nañ fee nekk depuis 5 ans Macky Sall ñu koy bàyyi muy am toute la latitude d'organiser tout simplement des procès politiques de bas étage de caniveau alors que moom ci boppam c'est un escroc c'est un faussaire te loolu danaa ko ci ñambaas na njawar parce que barki dem defu constitution et je le dama la koy wax publiquement Macky Sall c'est un faussaire Macky Sall n'a jamais été un ingénieur géophysicien il ment sur toutes les lignes ce sont des mensonges cousus de fil blanc là et d'ailleurs Macky Sall il le prouve même Macky Sall mës ta wax ne ingénieur la Macky Sall boo seetloo son discours sa sémantique day wax toujours ne technicien la parce que ñi mu tëyeeg mbir mi wallaay mosu koo wax gars yi ku koy jiñ rek par force su ne ko da koy jël voilà man ci sama bopp xam naa lan mooy géo physicien am na ñoo xam ne fii lañ nekkoon ci Bordeaux xam naa leen bu baax un ingénieur c'est pas n'importe qui Macky Sall wax li ko neex rek maanaam xam nga la bëgg a wax foofu mooy mënuñoo seen maanaam bu ñu tëjee kii ëllëg ñu tëj kële mais loolu est-ce que loolu njawar franchement est-ce que loolu taxaw na ñu fal Macky Sall man constant de une chose même bu fekkee dina bi xam nañ ne projet mënta ñàkk maanaam buñ ko aakimoo man nga xam ne finalement moo nekk loo xam ne moom la Macky Sall di gis parce que depuis 5 ans projet bu jeex beneen projet te ma si ma jaaxal ci projet yi pour terminer juge yi nga xam ne ñoo àndoon ñoo doon défendre maanaam ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci Abdoulaye Wade muy Adé Diong ak magistrat yi ñu ñëpp la Macky Sall viré ñu ñëpp la dàq mais est-ce que loolu démocratie la wala démocratie et pendant ce temps mais Macky Sall day épargner sa famille immédiate et Aliou Sall caisse de dépôt et de consignation Aliou Sall ñu taxaw ko ci taxaw et Mariam Faye 12 milliards yoo xam ne finalement fan la ko jëlee est-ce que def nañ enquête ci loolu est-ce que xel mën naa nangu ne soi-disant rakku Mariam Faye la nga xam ne mooy Daouda Faye ñu koy fay 5 millions
mais est-ce que mais loolu fu ñu ko teg ana démocratie boobu est-ce que loolu bokk na ci caisse noire ci caisse d'avance bi wala bokku ci wala maa tay la voilà merci. voilà xam naa kiy woote woon bëgg ci yokk dara sax xam naa tëj na dañuy yemale kon foofu waxtaan bi. ba altine incha allah. di gërëm Ahmadou Diop di gërëm aussi ñi nga xamante ne aussi ñooy woote di participer ci émission bi di baalu ak képp koo xamante ne voilà Lamine Sarr ngi woote waat sëñ Lamine. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ Jama. waaw. maa ngi nuyu waay di leen nuyu di leen gërëm di leen sant. ñu ngi lay fay. nekk sant di tàmbalee rek ci affaire xamal bi ngay wax. xam nga ici en France. xamal bi. ça dégage chaque année plus de 2 millions d'euros ou plus même. te loolu. peut-être que seen bopp ñoo ko waroon accaparer wu. gérer ko seen bopp. mais ñàkk a fayda ak division bi am seen biir. moo tax léegi dem nañ ba léegi tubaab bi dañ ciy dugg catholique dañ ciy dugg juif yi dañ ciy dugg pour récupérer maan boobu di romb seen nopp yi ay Carrefour rek Auchan ñoom ñëpp magasin yu bëri dañu créer ci seen biir enceinte benn espace bu ñu tuddee xalal. wallahi gis naa ko. te dara du ci xalal. jullit yi seetaan ko. bu fekkoon te ñi tey jii jullit yi ñoo dem fekk lu tubaab yi yoo xam ne tubaab yi ñoom ñoo koy def ñu dugg ci kon duñ ñu si xajaloon lu toll ni tarfatar ayn parce que jullit yi seen biir ñi nga xam ne ñooy yori boucherie yi di jaay naan xalal la li si ëpp njawar. je peux te dire que 80% de leur produit du xalal. ah loolu gars loolu bu ñu wane. mais ay dil la ñuy teg ak tubaab bi am na yàpp benn boucherie naar bu ma xam sama gaañ la. mu ne ma boo bëggee lekk yàpp xalal. yaay dem si village bi si boucher si berger yi jënd fa sa xar reyal ka sa bopp. wala nga jënd fa sa ganaar reyal ka sa bopp wala nga jënd fa sa veau reyal ko sa bopp rendi ko sa bopp loolu moo lay wóor ni à 100% yow am nga xalal. parce que yaa ko jënd vivant. yaa ko égorgé selon le rite musulman. mu ne leneen loo fi jënd c'est pas assuré à 100%. parce que am na yàpp boo xam ni mun na ma am na yàpp boo xam ni Brésil lay jóge Brésil moo koy fournir. am na yàpp boo xam ni Afrique du Sud lay jóge moo koy fournir. mu ne ma nga yaakaar ne Afrique du Sud wala Brésil ils vont se donner la peine d'égorger des milliers et des milliers de bêtes par jour dugal ko si bateau yi indi ko naan xalal lii ci ëpp dara du si xalal. et c'est un lobby mascarade la boo xam ne tubaab bi ñoo si dugg jullit yi yaatal leen si ànd ak ñoom ci caay-caay gi. parce que jullit yi aussi xam nañ ni mënuñoo xëy suba ba ngoon di rendi pour toute la France ngay égorger ni ko l'islam bëggee. tant de bouchers mais tant de villes ñoo nekk en France tant de bouchers ñoo fi nekk ak yaa combien de musulmans bu ko ñu dugal suñu bopp nag xalal da ngay gis bokkalu xartaalu naar boo xam ne du jàpp du julli soo ko waxee mu naan le bon je mange xalal ñoom daal dugal nañ suñu bopp yi ne xalal kese mooy diine. da ngay gis naar boo xam ne du jàpp du julli du or boo ko waxee mu ne je mange xalal. te xalal bii ñuy tuddee fii xalal en France y a un lobby de Paris ñoom ñoo créé seen benn enseigne ba nga xam ne képp koo xam ni da ngay ubbi xalal da ngay jaar ci ñoom jox la autorisation nga fay. mooy le recteur de Paris la Dali Boubacar avec son compagnon avec le duc des musulmans de basé à Paris ñooñu ils vivent que de ça produit xalal parce que xam nañu ça génère chaque année ay 4 millions d'euros. te moo gën a seer fuuf. ñu xajal ci tubaab bi dugg ci nag léegi nag du ñu jox nag ay yàpp yoo xam ni kenn xamul fan la jógee ñu jox ko naari naan xalal. dugg seen boutique waaw
ñun ñoo ñàkk fayda ba nga xam ni yow da ngay nekk musulman nekk Paris wala nga nekk Marseille wala nga nekk Nice amoo sax abattoir boo xam ne yow mën nga faa toog bu Tabaski jotee nga rayal fa sa bopp amuloo ko ñu ëlbatiku nag tubaab bi ëlbatiku léegi nag duñu wax ne mën ngeen lekk xalal mais ñun ñoo leen koy fournir waaw ñun ñoo leen di fournir xalal yéen naar yi ubbi seen magasin xalal ñun ñoo leen di fournir yàpp ngeen teg seen enseigne xalal ñu séddoo la man parce que il suffit que nga tuddee ko xalal rek gars yi jënd ko amul vérification amul dara mais man am na benn naar boo xam ni ancien dealer jaaykatu bon la woon fii sama yàlla baal ba ubbi xéewal ubbi xam mu jël xaalis yëpp ubbi ko benn enseigne xalal la toog jàpp waaw toog jàpp boo ñëwee dina salaamaaleykum sëñ xalal bi la woon sëñ xalal te wóor na leen dal du ci xalal donc nag ñun jullit yi suñu bopp ñun ñoo amul ful amuñu fayda ba nga xam ni lépp loo xam ne ñun ñoo ko waroon gérer régler ko tubaab bi da ciy dugal loxoom di ci def lu ko neex te duñ ci mën dara te tubaab yi li nga xam ne ñoom la ñu aakimoo di ko def seen économie yaataluñu si ñun jullit yi xajaluñu si ñun jullit yi dañoo seet suñu loxo sànni ko fële te leen bokkul ci léegi nag ñu xajal si catholique yi ak juif yi ñuy indi seen i produit naan juif la naan xalal la di ñu ko livreur yi ngay gis di livré fii magasin xalal yëpp la majeure partie tubaab yi ñooy jënd seen i nag ñooy commandé ay nag wala ay yàpp wala juif yi commandé fu leen neex ñëw jox la nga dugal sa enseigne il suffit nga teg sa enseigne dugal sa yàpp bu la neex ne xalal la def ses prix à 14 euros 12 euros des prix exorbitants naar yi buuxante fa voilà c'est ça le problème ñun ñoo ñàkk fay na parce que boo nee xalal la rek gars yi doon am questionnement xamuñu ban compagnie moo koy defar xamuñu ban kii la soo nee xalal la rek gars yi jël rek te prix bi moo gën a cher foofu il suffit que nga ne mais foofu lenn rek moo différence mooy nga ne ak 14 euros nga ne xalal boo nee xalal rek nga ne baax na loolu rek mooy différence bi xalal léegi nag boo waxee sama ñi ma jege wala sama jabar naan la yow daal defal jëndi rek jëbal jëndi si pour seeni xalal bi bu dee xalal bu dul xalal yëpp bu àllaaxira moom naar bi ne xalal la moom mooy ma ne ko mais naar bi nga xam ne moom dafa ne xalal moom il s'en fiche de àllaaxira moom toppatewul àllaaxira gëmul dee jekki moom il veut que l'argent point final c'est ça le problème on nous arnaque de tous les côtés nous les musulmans ici en France ou ailleurs en Europe man de damaa jom parce que jubóowuñu c'est surprenant hein parce que dañoo jubóowul suñu biir ñun jullit yi la ilaha illallah voilà fi may yëkkatee nag mooy si affaire Khalifa Sall bi waaw gis nga jabar Khalifa Sall bi ñu jàpp tëj ko xam naa gars yi dinañu reetaan dañ ne la ñu saara waxati na mais ay xar-xam fuufa kese moo tax ñu jàpp ko tëj ko ay xar-xam fuufa kese Macky Sall fu mu listixaar fu mu tanelu ak jabar yi ñu leen gis ngeen ngóor sii 2019 dina leen sonal c'est tout fu mu jonkan fu mu def listixaar wala mu def fa dugg xalwa wala moo xam lu mystique lu ñëw lu ñu teg ñu ne ko gis nga ngóor sii moom kese moo la mën a sonal 2019 moom kese moo la mën a sonal foofu nag la doon ñuy seet ay faay ba am ñu informé Macky Sall ñu bokk APR bi nga xam ni dañuy liggéey ci mairie bi nekk APR ñoo informé Macky Sall ci caisse d'avance bi xamoon na ko mais xamoon na ni pratique yi tout le monde dafa ni depuis temps Blaise Diagne ba ca Khalifa Sall les caisses d'avance tout le monde l'a utilisé comme ni ko Khalifa Sall utilisé tout le monde maire yi fa jàll yëpp ay Pape Diop ak l'ancien gendarme là tous l'ont utilisé la même chose te kenn mësu leen sonal di ci yóbbu màkk mais lépp lañ ci def waaw bi mu gisee borom doon la boobu nag mu ne ko ciix mais bu fekkoon ni le maire de Dakar il est de APR mais taw bi su fekkoon ne Khalifa Sall amul woon ay ambition te dama dem de 2019 damay nekk candidat wala gars yi di ko pourcent que yaay suñu candidat kon kenn du ko wax lenn dara dañu koy bàyyi mu jàpp njàmburam buñ ko taas waaye nag comme 2019 xam nañu Khalifa Sall kese moo leen mën a sonal parce que du Malick Gakou moo mën a sonal Macky Sall du
devant lui du Abdoul Mbaye te PDS gisuma fa keneen koo xam ni mën ngaa taxaw li ñu ragal dong mooy Khalifa Sall taxaw waa PDS na ñun comme amuñu candidat on va faire une coalition jàppale Khalifa Sall ñu jàppale ko tëj ko te tëj yi ñu ko jàppe nii Khalifa Sall il va purger dinañ ko tëj 4 ans 5 ans bi des peines lourdes bu ñu ko tëjee ñaari mbir moo ci mën a am soit que ñu tëj ko 5 ans ba élection yi passé Macky Sall gracié ko wala ñu tëj ko pendant 6 mois 7 mois Macky Sall gracié ko mais toujours condamnation bi va l'empêcher d'être éligible comme président parce que am na casier judiciaire pour mentionner condamnation ñaar yooyu kese moo fi mën a am waaw du nag ay dem ay jël ay avocat dem yéeg wàcce ça ne servira à rien su fekkente ni Sénégal yi dañu bëgg injustice nañu wàcce ci tali bi wan Macky Sall un 23 juin parce que man maa toog benn gaañ bu nekk après mu ne ma gis nga Macky Sall ragalul daan lenn lu dul un soulèvement kese la ragal loolu kese la ragal mais xam na ni opposition bi amul kenn koo xam ni après si excusez-moi du terme après si des couilles wala des hargnes pour jàkkaarloo ak moom pour génn manifester xam nañu ñoom ñëpp ay tapet lañu ay buxat lañu Khalifa Sall bi nga xam ni moom la gars yi waroon ni moom xam ni moom mi Khalifa Sall du point de vue caractère wala du point de vue expérience yàgg na si gouvernement bi xam na état mu jàpp ko tëj ko mais à part ça mu ne ma Macky Sall li mu ragal mooy un soulèvement des jeunes un soulèvement populaire comme le 23 juin loolu dong la ragal d'ici 2019 te nag njawar gis nga fi may daanelee waxoon naa ko bu dee passé mooy sëriñ si nga xam ni dañu nekk autour ñi si ëpp Marième Faye Sall moo yore seeni soins moo leen ñu dugal clinique en douce fay ko ñi amee si ay prostate moo leen ñu defal seeni analyse les comprimés de prostate ça coûte extrêmement cher au Sénégal parce que man amoon naa maam bu amoon 79 ans amee prostate les 30 boîtes là de Zantrac ça coûtait dans les 29 000 francs xaw ma 30 000 francs ñooñu ñëpp Marième Faye Sall moo yore seeni traitement moo taxit ñooñu ñëpp clinique la ñuy dugg ñu faju fa génn mu réglé ko suñu xaalis donc sëriñ si ku yaakaar ñu waxal population bi da ngay nax sa bopp parce que ñoom ku ci feebar Marième Faye Sall ngay gënaan topp mu réglé sa problème li may daanele nag mooy gis nga la France mën naa toog benn actuellement dafa am benn chantier bu ñu amoon benn kër bu ñu réfectionné benn ancien diplomate moo ko jënd di doon defar étanchéité piscine bi mu ne ma gis nga le Sénégal mu ne ma la France n'a jamais été aussi content du président Macky Sall mu ne président yi fi jaar yëpp la France est tellement content de Macky Sall moo nag après mu ne ma du point de vue économique ak lépp lu ñu bëgg Macky Sall da ciy taxaw suba ba ngoon waaw mu ne ma lépp loo xam ni France bëgg na ko Macky Sall moom il est prêt à le sacrifier et à le faire mu ne ma on n'est jamais aussi content de ce président là ma ne ko mais pourquoi ñu ne mu ne ma je sais pas même lui-même qui lui propose moo ñuy proposer ay deal économique mu ne ma d'ici 2025 il y aura plus un petit entrepreneur sénégalais lépp la France dina ko akimo mu ne ma même aéroport bii di ubbi li si ëpp loxo français yi ñoo koy gérer l'économie de la France va être entre les mains des Français on est content de ce gars-là du point de vue économique moo ne ko bu fekkee dafa bëgg am troisième mandat mu ne bu fekkee dafa bëgg am troisième mandat ça nous empêchera pas de le soutenir parce que suñuy intérêt lay dox suñuy waaw lay dox ngeen daan wax wasalaam. jërëjëf sëñ Lamine mbokk yi xam naa yegg nañu ci fin wu émission bi di gërëm bu baax Amadou Diop ak Lamine Sarr seen intervention rafet na trop mais comme que waxtu yu ñu amoon jeex na 2 heures de temps yi jeex na dañu leen di jox rek rendez-vous lundi incha allah bu ko defee li ñuy liggéey dina gën a mën a sotti bu ko defee ñu commencé waat nag di invité ay nit surtout ñi nga xamante ne ñoom lañ doon invité yële passé après ñu dagg ko daanaka ndax dañoo toog lu yàgg defuñu émission
di wax rek ne képp koo xamante ne soo ngeen nekk ci Facebook bi di ñu déglu yéen ñëpp mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaan aussi bu ngeen seetaanee vidéo bi ngeen mën ko partager seeni page comme ça yeneen sénégalais mën koo gis képp koo xam ne nag dégg nga fi loo xamante ne neexu la ñu ngi lay jégalu bu baax a baax a baax a baax ku fi dégg loo xamante ne loolu amal njariñ la aussi yaay seet naka nga koy jariñoo fexe ba ñeneen jot ci waxtaane ko ci ay plateau waxtaane ko ci ay ndaje bu ko defee dina éveiller conscience yi parce que fii ak minorité bi ñu ngi ñàkk xam lu xew ci réew mi rek ñu ngi ñuy nax respect bi ñu am ci ñenn ñi ñàkk leen wan ne kontaanuñ ci ni ñuy doxee moo tax ñoom tamit ñu ñàkk ko xam ñoom tamit ci ignorance lañu nekk mais bu ñu xamoon ne ñun mer nañu ñoom dinañu soppi waaye ñun wanuñu leen ne mer nañu faaw ñu wan leen ko moo tax am ñenn ci ñun di jël ay risque sax di wax yenn yi te fekk jaru ko mais faaw ñu wane ne ñoom ñu yëg ne ñun kontaañu ñu comme ça ñu mën a problème boobu ñu mën ko régler daal di leen baalu àq di baalu àq ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di leen jox rendez-vous incha allah altine ci beneen émission l'info autrement di leen xamal ne c'est du lundi au jeudi mardi mercredi bi lañ leen di tegal rediffusion yi fi amoon bu ko defee jeudi bi ak altine bi ñu daal di waxtaanee li nga xamante ne mooy live interprétation information yi di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di leen jox dox daje altine incha allah jërë ngeen jëf. ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux ma ni dégloo di suñu kër FM seeni kër laa Kani dégloo di sunu kër FM sunu rajo la sunu rajo la du fenn dul fii ci suñu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma def fi ma newoon muy miin ak énergie ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi dafa doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg
dénk yi yàlla ak man rek moo ko xam ne kenn xam ko pour suba tor ko tala ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi ñii nga fi fekk mu jox la poste bi damay seede ni amul kenn ci ñoom ne candidat bi sax mu jox ko lii ne kon lii nga fekk ko ci parti bu nekk yàgg noo ngi nii toog